asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois temps yi nag sama yaram neexul quoi parce que je vois des trucs yoo xam ni je peux dire que ni il faut gars yi commencer di dal gars yi quoi comme il se doit parce que dëkk bi gis nañ jamono bu mu toll nii boo xam ni non seulement il nous traite des terroristes mooy maanaam ginaar bu wax moroomu ginaaram bul nen. Ça veut dire que des terroristes yi nga xam ne ñoom lañ ko waroon ñoom ñoo yelloo tur boobu noonu ñoom ñooy wooyee ñi nga xam ni ay innocents lañ des terroristes juste pour leur faveur loolu mooy premier point bi te nag damay concentrer sama li nga xam moom moo di argument bi si ñaari aspect mooy maanaam ñi ñu yónni nervi yi mbaam àll yooyu mbaam doomaraam yooyu ak li nga xam ne moom moo di policiers ñi nga xam ni dañoo déshonorer seen bopp yàgg na tey si ñooñu laay concentré wu Sénégal nag dafa am li nga xam moom moo di 3 personnes contre le peuple nervi yi soldats yi ak agresseurs yi yeneen yaafuus yeneen doomu yoo tufli ngeen jégal ma si kàddu yi parce que il est temps aussi tamit kàddu yi commencé génn de ce fait nag dañuy ñëw wax si li nga xam moom moo di policiers yi avant tout dafa am li nga xam ni moom mooy devise on nous tue mais on ne nous déshonore pas loolu la ñu yàgg dundee. mais non seulement da ngeen déshonorer seen bopp mais aussi tamit da ngeen ñàkk ñaari respect yi gën a am importance mooy respect peuple bi mais aussi tamit respect ñi nga xam ñoom ñoo leen jiit tey jii nii ñaari respect yi bokkul de respect peuple bi mooy tey jii nii peuple bi nga xam ne dafa waroon ñëw basé wu si yow bu la gisee sëgg xam ne yaa ngi koy dencal kaaraangeem yow lay sauver mu jox la cër jox la respect kooku tey da ngeen perte respect ba mu ñëw tey jii nii wóolootu la pour défendre mu jël li nga xam ni moom moo di yoonam pour défendre boppam. en ce moment boo ñu naan nit ki bu lay dimbali ba mënatu la dimbali da ngay dimbali sa bopp da ngay jël li nga xam ne moo di la situation mais xam nañ jamono ñu toll nii loi boobu noonu ñuy wax ni Sénégal dafa yàgg am loi am na fa non loi bi c'est maintenant peuple bi ñoo nekk di imposer li nga xam ne moo di loi buy daw biir Sénégal te loi boobu yéen bokkoo leen ci parce que man je peux pas comprendre comment vous êtes des personnes yoo xam ne da ngeen jaar formation jaar bango sonn galérer ñu leen di fay ay affaires yu minable wala ngeen dal ñi nga xam ne ñoom ñoo leen def loolu noonu mais da ngeen nekk di dal li nga xam moom moo di population moo xam yéen da ngeen leen wala aar moom moo tax ngeen di liggéey premier point. deuxième point ñàkk fayda policiers yi weesuwul ngeen nekk ñoo xam ne jaar ngeen fi mu wax noonu yëpp ñu jël ay personnes yoo xam ne ay mbër yoo xam ni amuñu nday carrière ñu jël leen di ko teg si li nga xam ne moom moo di seen kaw. ñoom ñuy utiliser arme yéen utiliser arme ngeen taxaw ngeen di gis nervi yi di tirer nit ñi ngeen ne doo leen tëj nervi yi où est la loi où est la loi bi ngeen wax ni dafa am li nga xam moom moo di Sénégal loi bi fan la ne beneen point bi mooy comme ni ma waxee rek des salaires minables ngeen di am ñàkkal nañ leen fayda mooy maanaam manqué na leen de respect parce que ñi nga xam ni ñoom ñooy les policiers corrompus mooy maanaam yéen les policiers corrompus bien payés mooy ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci kaw ñi leen di yabal yéen maanaam xaalis bi nga xam ni moom la ñuy jël di ko jox ñeen pour ngeen dem rey nit ñi yéen xaalis boobu yoonu sax doo leen ko gis parce que mérité woo leen ko mérité woo leen xaalis bi fii mérité woon xaalis bi fii kon pourquoi vous travaillez lan moo tax ngeen di liggéey lan moo tax ngeen di génn ci biti ñu leen toogloo foofu toute la journée doo leen lekk doo leen naan ñu leen di saaga ñu ngeen manque de respect population bi di leen sànni xeer ngeen kon ñu liggéey ci ñoo xam ne après xaalis bi ñoom ñoo koy noosoo mooy maanaam seen chef yi moo tax may demandé wu quel est le but de votre travail loolu mooy premier point bi deuxième point bi mooy maanaam gars yi ngeen jégal ma de daala loon ko gis sama chaîne bi mais il faut que ma wax ko mbaam àll dëmm doomaraam weesuwul nga nekk ab nervi sa yaay jur la si farata sunnas ab Mohammed nga jug di génn nga tiim say doomu aadama ñu lay fay 15000 francs bu fekkee 15000 francs la gars yi kaa ma fay leen ko chaque jour ngeen toog seen gàlle bu fekkee 15000 francs chaque jour la man mën naa leen ko fay yéen nervi yëpp liste boobu ñu def ne ma leen kay fay ngeen toog seen gàlle parce que njëriñ amoo leen ko parce que tey jii nii man pour 15000 francs du ma tax a bouger sama gàlle sàkkamtuma laa dem di dóor doomu aadama instant jamono ñu toll nii sénégalais man maa leen ko wax de ñu ngi leen di jéem a naay sal di nax di créer ay faux débat lu yeer dama def benn vidéo boo xam ne dama doon wax soxna soos noonu wax ma soxna si dafa fen ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg de mais le fait que mu indi ñaari version menacé ou pas tey jii nii boo amee décision wax li ngay wax
bu ragal dellu ginnaaw ba nga koy wax décision ferme nga defoon ak yërmande continuer noonu buñ la menacé duñ la def dara instant yi nii genre intimidation lañ nekk di def te xamuñu l'intimidation ci côté peuple bi la nekk ñu ngi xaar li nga xam ni moom moo di verdict bi nga xam ni juge bi moom la war a joxe verdict boobu la ñuy xaar te vous allez libérer toutes les personnes bu njëkk ba gars yi dañ doon ñaanatuñ de vous allez libérer ces personnes wala sénégalais yi dem libérer leen mooy maanaam prison yi ñi nekk prison ñoo ëpp ñi nekk Dakar de ñi nekk prison ñoo ëpp ñi nekk Dakar dañuy dem def ëmët génnee prison bi génnee leen ñu ñëw jàmmaarloog yéen parce que ñu bëri da nga leen tëj si yëfu dëmm ñu bëri da nga leen tëj te ay innocent lañu kon tey jii nii au lieu ngeen continuer def loolu noonu génnee leen ñi nga xam ne ay innocent lañu ñi nga xam dañ fi nekkal askan bi génnee leen ñun parce que boo leen génneewul ñun prison yi dañ koy dem tijji vous nous traitez de terroristes ñun ñooy terroristes yi Sénégal ñun ñooy terroristes yi ñun ñi nga xam ne chaque fois dañu noppi patak làmmiñ kenn ñemewul wax ngeen ne ñoom ñooy terroristes yi chaque fois ngeen di teg suñu kaw lu métti ngeen ne ñun ñooy terroristes yi man je crois que ni terroriste mooy def lu métti Sénégal kan moo fay def lu métti kan chaque fois gars yi dañuy noppi loo leen wax ñu ne ok amul garaaw Sénégal léewum jàmm la Sénégal léegi lii xam nga kan nga leen affaire bi bett kilifa diine yi buñ jugee di marche ba xam ndax policier dina laal kilifa diine yi ci premier pas boobu lañ nekk on change tout je répète peuple bi moo yor loi bi léegi du juge du gouvernement du police non peuple bi moo yor li nga xam ni moom moo di loi bi peuple bi mooy diriger vu que nag nous sommes dans un pays boo xam ni démocratie musu si am depuis temps Senghor ba jamono ñu toll nii musul am benn parti bi anarchie la ku nekk lu la neex ngay def luubal xaalis dawal xaalis taal fii lekk fii yónnee nit ñu jàpp ñii ñu tëj nii tellement que vous étiez ridicule chaque fois ngeen di jàpp les mêmes personnes vous devenez ridicule sans vous en rendre compte léegi moo am beneen parti boo xam ne beneen parti moom dictature la quoi léegi ñan ñooy souffrir chaque jour mooy li am moo di peuple bi nga xam ne ñoom dañ leen ne waroo leen wax mu tëj leen seen gémmiñ peuple bi mooy wax léegi mooy maanaam nit ki boo tëjee ba benn instant xamatul lu muy def day fippu peuple bi dafa fippu te lenn rek mooy tax peuple bi fippu parce que gars yi bëri dañu jël cadre bi def ko Ousmane Sonko le problème n'est pas Ousmane Sonko le problème mooy meru 8 ans la ñu téye meru 8 ans la ñu téye depuis 2012 ba léegi 9 ans dañ ko téye mer boobu noonu maanaam guddoo bi rek moo daaneel vase bi ah Ousmane Sonko problème bi guddoo moo daaneel vase bi yéen amoo leen problème ak Ousmane Sonko peuple bi ngeen amal problème te peuple wan na leen ni am ngeen problème des fois nit ñi dañuy laam-laamee di bañ a wax ngeen foog ni ñi ay tapet lañ Sénégal amul tapet ndigal la ñuy xaar ndigal am na kon vous devez être prêt léegi nag policiers yi continuer leen nii ñu leen di utiliser ngeen nekk des marionnettes comme d'habitude ñoom ñuy lekk xaalis ñi leen di commander ñuy lekk xaalis parce que ñoom la ñuy fay pour ñu yónnee leen ngeen di def des opérations depuis couvre-feu bi yéen a ngi dóor nit ñi di noppi léegi nag ñu leen di teg si suufu nervi yi parce que en ce moment vous êtes minable yéen a gën a tuuti nervi yi nervi yooyu noonu doomaraam yooyu noonu yéen a gën a tuuti nervi yi parce que tey jii nii mënu ma nangu un policier boo xam dafa wat ne day défendre li nga xam ne moom moo di peuple am wala défendre li nga xam moom moo di drapeau am te drapeau du gouvernement bi défendre li nga xam moom moo di drapeau am ay nervi di yor pistolet dox si mbedd mi di tirer nit ñi ngeen taxaw di leen seetaan parce que lan vous vous sentez faible te tey jii nii faiblesse boobu noonu ngeen di sentir yéen a ko teg seen bopp parce que boo leen bëggoon am doole vous vous mettez au peuple da ngeen di nekk ak peuple bi parce que peuple moo leen fal peuple bi ngeen fi nekkal peuple moo tax ngeen di liggéey il faut vous en rendre compte que peuple moo tax képp ku am fonction si li nga xam moom moo di public peuple bi moo tax ngay liggéey on en a marre affaire bi du génne Ousmane Sonko rek at li nga xam ni moom moo di ñëw par force da nga leen di génnee da nga leen di setal seen der parce que peuple bi instant ñu ngi taxaw di xool verdict bi loolu la ñuy wax dañ leen intimider yeneen fois yeneen intimider ñun ñoo leen di intimider instant yi di xool lan ngeen war a def instant nag la balle est dans votre camp ñaari solution la ñii génn gouvernement bi changé point final amul benn solution amul sax ay werante ay naxante Lor West la woon a génn non seen King West la woon a génn wasalaam